mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom-benn waxtu bisimilah leen ci xabaaru marax yi la ci gën a fës ginnaaw lakk ga woon ca Njalaxaar ba lu toll ci fukki kër daal di fa takk ba defi doom maire bu Touba dikk dénkoon sa seen njabat daal di leen wallu lu toll ci 7 millions sunu koppar la teewee ni ki fële ca dëkk ba kon ngir wàllu askan wi doon yuuxu jàmbat si dinañ ciy dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi bu ci àllandee tooke ga doon ball ca tefesu Thiaroye-sur-Mer du pétrole waaye essence gu yemba mbaay la lu ne mel nag amul genn loraange goo xam ne mën na ko indil askanuk Sénégal njiitu Sarr Serigne Mboup moo ko daal di xamle di daral xeli askan wi ne nag lépp loo xamante ni daal ay mbir la ñu ngi koy def ngir xool loolee kon fan la bàyyeekoo daan ci dégg itam nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. faat bakkan tout tànk yi kon di gën a takkarnaase ci mim réew loole nag ñu jagleel ci làcc wu yaatu ndax ginnaaw lu yées benn at kott juróom benn tout tànk lañu ci jot a faat mu nekk kon mbir mu doy waar ci mim réew sunu naataango bu Vox Populi def ci gëstu bu yaatu Rama Yàddale wuyoo laaj ak tontu dox diggam ak El Hadj Malick Cissé dañ ci teewloo ak ñoom ci njeextalu xabaar yi bu calande kon mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëtu xabaar yi nes kis bu calande ñu ni ci faram fàccee. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV xabaaru marax yi des koy tàmbale duñ ko junjee ci ndorte li ak lakk gëwoon talaata gi ñu génn ca Njalaxaar ab diwaan la boo xam ne diggam ak Touba Mbacké toll na ci lu toll fukki kilomètre loolee lépp nag ginnaaw jafe-jafe yi nga xam ne kon mu ëllëwtikoon ci kaw askan wi ba lu toll ci fukki kon nekk daal di tàkk ba def doom yuux wàllu la ñu def meeru Touba dégg ko tey jii mu nga foon dikk ak lu toll ci 7 millions sunub xaalis ngir wàllu leen Goro Ndaklo reportage. Njalaxaar di dund jamono ji tembe ci njàqare ginnaaw lakk gu metti ga fa jaar bu ñu sukkandikoo ci chef de village bi di xamle fu mbir moomee doore ci kanamu délégation municipale bi ñëwoon ngir nemmeeku si dëkk bi léegi. sabab bi moom maam seen ngor soo xam ne yaram yàlla dafa def yaram yi dafa naqare dafa sudaate waaw mooy def àll di ko dikkal waaw àll di ko dikkal ndax ba mu ko def seen kër la njëkk lakk lam lakk seen kër ndigam bi mu lakk seen kër la nekk teg ci beneen magam ay doom baam yom dendeel wax dëgg yàlla topp dëgg bi di lakk te bi nga koy lakk léegi boobu ñaar ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon su ñëwee bu jub ko moo ñe ko ak ngannaay bi mu yor jëm si ci ñoom ñu daw dund ba ci nekk yu lakk lii di wane njàqare gi Njalaxaar di dund tax autorité municipale bi indi ndimbalam. jëloon nañ 3 millions ci indil leen ko te ndimbal 3 millions yi niñ ko def mooy dañoo jënd juróom fukki barigo yi pepp jënd juróom fukki barigo yi ceeb boole ko indi leen jël téeméeri junni ak fukk boole ko jox leen ngir ka du dara sax waaye ñu mën cee tàmbali ko dund waaw ba bu ëllëgee leneen lu ñëw fekk leen ci waaye nit koo xam ne li mu yoroon lépp jeex na donc moo tax indil nañ leen juróom fukki barigo yi ceeb. mu di taxawaay bu njiitu dëkk bii rafetlu. bi mu laataan ñëw bi mu ko yëgee moom la ci sant na waaw monsieur le Mansour mi tim sous-préfet xam na ko baax a baax moom tim ba mu waxee ne mu ngi ñëw wax dëgg yàlla tim rafetlu na ko lool ak ñi nga xam ne mboolem ñu ngi àndal ak préfet ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ndax rajo yi ko dégg da nga sawar a ñëw bëgg a ñëw wax dëgg yàlla ñu rafetlu ko lool te di leen sant di leen ñaanal yàlla. Njalaxaar di village bu soriwul dara dëkk bii di Touba ginnaaw askan wa fa yeewoo di sàkku ci gouvernement bi mu gën leen a taxawu. di ko gërëm Goro Ndaklo ginnaaw Touba dañuy dellu su fii ci Ndakaaru ndax am na ab tooke gu doon ball ca tefesu Thiaroye-sur-Mer loolu nag askan wu wëri kon daal di ci woon tiit ndax seen wàllu ëllëg loolee nag kii di directeur général bu Sarr di Serigne Mboup di dalal xel yi jàpp na ni kon loolee du pétrole waaye ab essence la goo xam ne gu yemba mbaay la mënul indi gën a loraange ci askan wi ñu teelu ci leeral moom Serigne Mboup ginnaaw jokkoom ak Abdourahmane Li. jour yu mel noonu ni ñu njëkk a def mooy yónni suñu équipe de sécurité yi dem. gis ko effectivement ci géej gi ci wetu plage bi ñu gis fa luy génn noonu di affleurer maanaam di bël daal bariwul lool nag waaye biñ ko gisee dañu daal di mobiliser comme niñ koy defee toujours ci yu mel noonu
sécurité publique mooy gendarmerie administration territoriale sous-préfet bu Thiaroye ànd ak ñun ak toutes les équipes bu SAR yëpp xam nga SAR am nañu jumtuwaay pour yooyu am nañu sapeur pompier am nañu équipe sécurité am nañu ay techniciens ak ay jumtuwaay yoo xam ne xeet yu mel noonu bu amee dañ ko mën a kii bi ñu demee foofu nag gis nañ muy génn effectivement ñu tànk ci yóbbu ko ci laboratoire SAR analyser ko bi ñu ko analyser li ñu gis mooy mel na ni xeetu essence la yooyu daal lay nirool essence bu oyof lay nirool donc li ñuy def nii fi mu ne mooy dañu daal di sécuriser foofu wëral ko dem indi nag suñu équipe yi ñuy gas autour di seet ndax lan la waaye may wax nit ñi ni nañ jàpp ne amul danger pour kenn d'abord parce que ci plage bi la ci géej gi deuxièmement bokkul dara ak li nga xam ni mooy tuyau SAR yi jaar ci kaw parce que ëpp na ju 200 mètres seen diggante yi nga xam ni moom moo jëm SAR. mu doonoon kon leeralu directeur général bu société africaine bu SAR di Serigne Mboup dalal xelu askan wi ginnaaw loolee nga xam ne la ñu nemmeeku ci tefesu Thiaroye-sur-Mer ñetteelu promotion bu master 2 droit ak économie régulation génn nañu Mouhamadou Makhtar Cissé mi nga xam ne moo nekk jëwriñ gu ñu nekk wàllum énergie lañ ko bàyyeelee bu institut EDGE ñoom nag loolee ñu ngi génn ci jamono joo xam ne pétrole beeg gaz bi kon ñu koy waxtaanee ci mim réew ñoom nag ñu am taxawaay goo xam ne ñu koy xaar ci ñoom ngir doon ay professionnel dëgg ndaje moom nag ay kàngam ak kilifa yu bëri ci mim réew teewe nañ ko Abdourahmane Ly si kanamu ay kilifa yu seen xam-xam màcc si wàllum régulation ak yeneeni borom xam-xam la ñi lay jotee seeni ay lijaasa master 2 si droit ak économie de la régulation mu di xeetu njàngale boo nga xamante ni day jàppale nguur gi si formé ba noppi jox ko ay nit yoo nga xamante ni seeni xam-xam day màcc si wàllum régulation te xam-xam boobu ñu mën koo tëral léegi. régulation nag loolu la maanaam fexe ba nga xamee ne que état continuer njaaxaanaayam et ñi nga xam ne dañuy jongante ci champ d'activité économique bi ñooñu tamit ñu mën ko def ci ay anam yu sell daal. ci biir nag liñ ciy jéem mooy dañuy jéem a wut ay façon njàngale boo xamee ni dana génne ay nit ñoo xam ne danañu xarañ te dañ leen mën utiliser léegi. jëwriñ gu ñu dénk wàllum pétrole ak énergie di Mouhamadou Makhtar Cissé nekkit ku ñu tuddee bile promotion kii di Manar Sall moo ko fi teewal. kii di njiitu Petrosen jàpp na ni faw rek ñu wax ci tëddee njaaxaanaay bi war a am ci wàllum régulation. bu fekkee ni dañuy am ay ndaw Sénégal yu wala jot seen lijaas ci domaine boobu ministre bi day kontaan ci mu nekk parrain bi donc tey dafa tukki rek moo tax nekku fi mais liñ fi dégg tey yëpp wane na ni que encore une fois ñoo ngi yokk compétence wu ay sénégalais yuy liggéey ci ñu ne déjà énergie parce que comme ni ma ko waxee directrice su stratégie ak réglementation wu ministère de l'énergie bokk na ci promotion bi am nañu waa Sénélec aussi yu bokk ci promotion bi donc ñooñu ñëpp lu seen xam-xam di gën a màcc ci li ñuy def rek Sénégal da ci gën a bénéficier équilibre yooyu ñuy wala maintenir par régulation bi entre consommateur bi état bi ak acteurs yi. bu fekkee ni c'est maîtrisé forcément Sénégal mooy jëm kanam. mu di formation bu ñu xamul bu baax ci Afrique te daanaka lu ñu ci mën a jëlee niki njëriñ bëri na. organe de régulation yu bari yi nekk fii boo waxee organe de régulation ñi seen xel day dem ci ARTP mbaa mu dem ci ARMP fi nga xamee ni ki ñu woowee Saër Niang moo fa nekk ñooñu ñëpp ñu ci bare ci ñoom ci ñuy jiitu dañu def diplôme bi xëy na moo tax ñu wóolu leen jox leen ko. bu dul ci ñuy jiite ñi nga xamee ni ñu ngi ci biir ñu leen di woowee ay cadre ñoom it am nañ ko. léegi nag faw ñu càmbar nan rek la ñuy def ba am régulation bu jaar yoon rawatina ci secteuru énergie bi. waaw jamono ji kay def yi bëri surtout que ñu ngi jëm ci affaire pétrole bi ñu ngi waxu pétrole bi rek et vraiment c'est lu baax la daal nga xam ni dañuy yaatal régulation bi comme ni ñu wax léegi nii commission de régulation de l'énergie de l'électricité ma nga jëm ci commission de énergie donc mooy gën a yaatu. benn conférence nag am na balaa ñoo joxe diplôme yi mu di conférence boo nga xamante ni thème bi moo doon régulation sectorielle et concurrence dans l'UEMOA mu di thème bu jogo ju fàcci faram fàcce ci bépp anam. di ko gërëm Abdourahmane Ly njiitu port autonome bu Ndakaaru topp tànku njiitu réew mi Macky Sall ngir mbeddu Ndakaaru yi xaalis set wecc ba benn mbalit kon bañ fi bañ a jolaañoo ci mim réew
loolu nag mu ngi ko amal ni ki tey ci teewaayu ay ndongo ak tamit ay liggéeykatam ca port autonome bu Ndakaaru loolu ñu ngi ko amalee nag ci mosquée de la divinité ba phare bu Mamel ci teewaayu maire bu Ndakaaru Soham El Wardini ñu ànd ci leeral Mamadou Bipa Sissoko reportage. di ko dalee rond-point bu Wakam ba fi gën a kawe ca Ndakaaru doon phare des Mamelles bàyyuñ dara ci ginnaaw ñu ngi sol seeni gants masque ak seeni casquette ñoom ñëpp lu leen tax a jóg mooy seetal Dakar comme ni président de la République joxe ndigal bi ki leen doon jiite nag di directeur bu port autonome bu Dakar Aboubacar Sadikh Bèye. gis ne phare des Mamelles fi mu positionné ak corniche bi jëm jóge ci phare des Mamelles dem ba mosquée de divinité dafa nekk endroit boo xam ne boo ko seetee di nga gis ñuy sànni ci ay fas yu ñu fa sànni wala ay xar wala ay nag yoo xam ne rafetul te mu nekk yoon boo xam ne ñëpp fay jaar te mën nañ ko defar ba nga xam ne nit ñi dinañ fa mën doxantu ci guddi nit ñi dinañ fa mën a tàggat seen yaram. pour njiital port autonome bu Dakar rek seetal lu am solo la waaye balaa boobu bañ a tilimal moo gën. dañu commencé par nit ñi bañ a salteel d'abord nettoyer baax na waaye ñu bañ a salteel d'abord mais nettoyer moom foog mu am mais li bu fekkee ne soo defaree tey suba mu gën a salté loolu aussi du jëm kër. bu weesoo ndigal bi président joxe kii di njiitalu port mi ngi wax de lii tax mu jël seen initiative bi mooy ni seen secteur bi amee njëriñ. Mamadou Bipa Sissoko di ko gërëm dañuy dem ba diwaanu Ndar Géej nappkat ya fa nekk ak mareyeur yi yëkkati seen baat ñoom nag la ñu bëgg mooy usine bi defar farinu jën daal di tàmbalewaat liggéeyam ndax nee nañu ba mu tëjee ràpp ay buntam ba léegi jafe-jafe rek la ñuy jànkonteel ngir rek mën a dund gu mucc ayib ñu ànd ci leeral Momar Aliou Signan Ale Thiam. ndax usine bii di usine Mouka bi dafa nekk usine boo xamante ni bon usine la boo xam bu nu amal njariñ la ndax su leen doon liggéey di si yëngu di suturlu waaw. mu nekk loo xamante ni mbooloo mi fi nekk ñëpp ngeen di gis kenn ku ci nekk gisoon nga sa bopp waaye depuis li am ba tey mu tëj boobu ba léegi ñoo ngi nii dañuy chômer guddeeg bëccëg dañuy ñëw taxaw jàmmalaay ba heure ñibbi jot ni ñibbi bisu nañu paas ñëw paas dellu waaw boobaak léegi mënatuñu liggéey dara léegi nag lu ñu soxla mooy ñu dimbale ñu bàyyi usine bi mu continuer liggéeyam ndax ñun ñii ñëpp si lañ doon jariñu si lañ doon sutura ay borom kër lañu yoo xamante ne bis bu ne dañuy xëy di daw dépense waaw boobaak léegi nag ñoo ngi nii taxaw loxoy neen lañ nekk ñun ñii ak jigéen ñii ngeen gis ñëpp ñu ngi nii taxaw kon donc usine bi amaloon nañu njariñ waaw tëjëm nag pertement la si ñun ñëpp. ndax ñun yëg nañ que ndékkeetunu añunu reeranu noo ngi toog di nelaw gisatunu lu nu liggéey Mouka bi boo jaayee tey gii xaalis bi fi nga taxaw la la ko Sinwaa bee jox nga wàññi jox seen borom amee lu nu kenn dërëm amee lu nu kenn ñaar dërëm bu du woon ñoom dana metti si mooli metti si jigéen ñi metti si góor ñi noo ngi leen di ñaan nu dimbali nu Mouka Ndar bii sonn nañu ñun ñu see liggéey même bu du Sinwaa yi ñun dañ see gis sunu bopp bu baax tabax nañ sunu ay kër ginde nañ sunu oto reer nañ si ndékki nañ si faj si sunuy doom noo ngi leen di ñaan sonn nañu ñun Mouka bi waa Ndar sarax leen nu ngir yàlla na Mouka bi ubbi waa Jiwaala yeekaa ubbi Mouka Jiwaala ubbi na jam ñaajo ubbi na waa Ndar toog du nu liggéey loolu ndekk na loo xam ne lu ñaaw la ñun daal sonn nañu Mouka Ndar bi daal moom nañu am sarax leen nu ngir yàlla noo ngi leen koy ñaan président Macky Sall premier ministre noo ngi leen di ñaan Mouka Ndar bi ngeen ubbi ka at wu nekk ca Canada doomi Sénégal ya fa nekk danoo booloo doon benn ñoom nag la ñu bëgg rek mooy liggéey doomi Sénégal ya fa nekk rawatina seen taxawaay kon ñu daal di leen ci sargal daal di leen ci delloo njukkal am na sax benn bés boo xam ne Sénégal kon leen ko jagleel te loolee ñu ngi ci juróom-ñetteelu ay bés bi ci nag weeru avril atum 2020 gi lañ ko fas yéene màggal Sophia Bara Sow reportage. kuréel gi ëmb sénégalais yi nekk Canada taxawal nañ ko ñaar fukki fan ak juróom benn ci tey ñu bokk benn jëmukaay dooleel mandarga képp ku ci bokk te ñu ràññee ko ci benn gëm-gëm Youssou Baldé nekk njiitalu conseil d'administration bi mu ngi ñu gën a leeral lépp lu jëm ci seen organisation. donc association la donc ñun ñu ngi Canada ñu ngi fexe boole ñëpp. ñi ñëw jàng si ñi ñëw liggéey ñi ñëw sax visiter ak les amis du Sénégal donc ñun daal suñu yëngatu ci loolu la fexe boole ñëpp
ñëpp xamante et puis ñu aussi ñi fa nekk aussi gën a mun a miin dëkk bi xam nan la ñu war a mun a liggéey nan la ñu mun a fan la ñu war a mun a teg seen tànk donc ñun association bi loolu mooy sunu mbëbët et aussi ñu ngi jéem depuis le Canada xool lépp li fa sénégalais yi dafa def lu baax ci seen wàllu liggéey wala ci seen wàllu xam-xam ak jàng aussi ñu xool nan lañ koy mën a indeewaat dellusi ko encore au Sénégal. weeru avril ci kuréel gi dafa nekk weer bu am solo bu ñu def ay yëngu-yëngu yu mel ni conférence ay concert kermesse wala ay daje togg ñu koy woowee le mois du Sénégal. am nañ activité bu mag bu ñu tuddee mois du Sénégal bu ñuy def at bu ne ñu ngi ci juróom-ñetteelam édition 8e édition donc vraiment boobu dañuy fexe di ko def chaque année vraiment pour jaay Sénégal lu ñu tax a jóg ci mois du Sénégal bi benn fan la woon au début parce que dañu doon fêter indépendance Sénégal chaque année mais dem nañu ba ci biir activités yi gën a bëri événements yi gën a bëri donc loolu moo tax léegi dañuy def yeneen activité kuréel gi nekk lu jiitalul koppar dina tax ba képp ku ci yëngu mën a taxaw takk sa ndigg ngir liggéey sukkali sa réew. ñun xaaruñu ñu ñuy wax def leen lii wala xaaruñu état bi wala gouvernement bi nañu def leen lii ñun diaspora bi dañuy jokkal suñu bopp organiser wu suñu bopp fexe jaay suñu réew wane suñu réew li ci gën a baax foofu ñu nekk te tamit fexe li ñu fay def tamit lu baax lépp loo xamante ne ñu ngi ko fay liggéey ñu ngi ko fay jàng ñu ngi ko fay xalaat ñu fexe tamit indi ko fii ci réew mi mu mun a aussi jàppale réew mi ñun loolu mooy suñu mbëbët bu njëkk ci mbirum association bi mais ñu ngi góorgóorlu nag yombul ñu ngi góorgóorlu parce que amuñu ndimbal fenn ñun ñooy jógal suñu bopp wut suñuy koom-koomu bopp di ko organiser parce que tamit on se dit que on a une part à faire maanaam war nañu béy suñu waar. Sénégalais yi nag ak fu ñu munta nekk ñu ngi bàyyi xel ci seen réew. Sofia Ba di ko gërëm dal ci article ay bés bile ñu daal di ko jagleel faat bakkan tu tànk yi mel ni tu leeg male ci mim réew ndax lu toll ci lu yées benn at kott juróom benn bakkan ci tu tànk kon jot nañ leen fàtte ku ci mujj loolee mu nga xewee kon ca Kanteen ndaw tu tànk bile ñeenti at kott la am loole nag laaj wu yaatu la sunu naataango bi de Rama Yade nekk ci Vox Populi daal di ci def ci ay bés bii ñu nekk laaj ñoo jot nañu kon laaj ak moom tontu dox diggam ak El Hadj Malick Cissé article bi ak lépp loo xamante ni kon mooy gëstu yàggum ci def ñoo ni ci leeral El Hadj Malick Cissé ak kii di Souleymane Diallo. Maymuna Bari am ñeenti at ñu rey ko ci anam yu doy waar ca Kanteen boobu la jëf metti lool sama naataango bi nekk ci yéenekaay bi di Vox Populi. bi ma xëysee sama chef moo ma fekk bureau moom moo ma jox nouvelle bi sax ni ma dafa am xale bu am 4 ans bu ñu tàqali bopp bi ak baat bi à Ziguinchor léegi mu ni mën naa ci def dara comme que ñun nekkuñu woon ñoo ngi Dakar nekkuñu foofu ma dugg ci site yi pour xool information. ban site nga duggoon. dugg naa E-Media. .sn. .sn waa si laa jëlee quelques éléments foofu dem aussi déglu aussi rajo ma jël tamit foofu liñ fa wax. yooyu laa recueillir comme info si laa bind article bi waa ñi koy naqarlu ndax dafa nekk la nga xam ni c'est inhumain du la nga xam ni nit war na ko def nit surtout xale ba nga xam ni mënul jël défense am ku toll ci nekk xale foo am joie de vivre et tout ça nga def ko lu ñaaw loolu. ci page 3 bu article bi waajuram bu góor jaaxle mu ni xolam dafa jeex tàkk seede yu mu indi Rama Wade mu ngi ci ñëwaat. mu ni jabaram moo ko woo pour wax nouvelle bi yeneen xale yi ñoo ko informé ni que ni am na
benn waay su fa ñëw téye loxo xale bi pour yóbbu ko waaw moom guddi gi yépp nee na da doon julli pour gis doomam mais dara ba ci suba si lañ ko ñëw bi mu jógee jàkk ji bi mu jógee si juma lañ ko informé ni que ni gis nañu doom ji mais ci anam bu ñaaw rey nañ ko moom papa ji daal loolu la ci am. ci benn at lu mu néew juróom benn xale faat nañ leen Vox Populi ñëw di ñu fàttali yooyu la jëf. ñi gis que ni mbir mi ngi gën a di wëy léegi looloo tax ñi dem def ay recherche waa def gëstu bi ñu gëstoo ñi gis que ni depuis janvier bi 2019 bi mooy juróom benn lu cas ñiy rey xale yi ci anam yi ñaaw. Rama Wade gis ni état wu Sénégal moo war a jël ay jumtukaay yu doy sëkk ba lu ni mel dakk. di fi sàcc xale yi bare trop gisoon nañu que Macky Sall le président Macky Sall réagiroon na que ni affaire boobu dañ ko fi war a dakkal. di fi sàcc xale yi bare trop gisoon nañu que Macky Sall réagiroon na que ni affaire boobu dañ ko fi war a dakkal. ñoo ngi koy naqarlu bu baax ndax ñun ñi di mag sax dañu ragal ndax yi buy am c'est la peur qui s'installe waaw da ngay ragal il faut que may ñaan aussi parents yi ñi am vigilance ci seen ay doom ak surveiller leen bu baax pour yii nii tamit man di ñaan. di ko gërëm bu baax El Hadj Malick Cissé ci article ay bés bi jox ko dox daje samedi bi nu dëgmal ak beneen natangu bu ci landee làcc bu mujj xabaaru bitim réew ñu ànd ceeg Mame Abdou Gueye Kassé. Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert di PAIGC te nga xam ni moom moo teg loxo ca pencum ndaw réew bu Guinée-Bissau moom nag daal dinay tëdd si suuf nii du nangu lii di résultat yi nga xam ne rek moo génn si ñaareelu tour bu élection fanum njiitum réew mi. formation historique bi jàpp na ni cour suprême bi kese moo mën a dëggal yile résultat wante nag du commission électorale bi. ajuma bi instance bi moo daal di dëggal résultat provisoire yi nga xam ne rek fësal nañ ko ci benn fan ci weerum janvier bi te nga xam ni mooy dëggal ndamu kii di Umaro Sissoco Embalo te nga xam ni am na lu ëpp 53% ci ay xob ci kaw ki nga xam ni mooy rivalam bi di Domingos Simões Pereira te nga xam ni am na lu toll ci 46% ci ay xob. commission nationale bi nag moo ngi leeral ni résultat yile da ko jàppee comme résultat définitif maanaam résultat yi nga xam ne rek moom moo mujj te nag dina ko publier si li nga xam ne moom mooy journal officiel bi yooyu les résultats nag PAIGC nee na nag du ko nangu benn yoon loolu sax moo tax ci talaata gi mu daal di déposer ñaari recours ci cour suprême ngir rek ñu daal di leen di neenal. parti bi nag moo ngi ñaawlu mbuxum ak irrégularité yi nga xam ne rek am na ci élection bi même su fekkee ne sax observateurs yi dañoo wax ni élection fanum njiitum réew mi jaar na ci yoon ndaxte ñëpp voté nañu daal di ñibbi seen kër. nooteelu république démocratique du Congo moo ngi wéy di génn saa su ne ci discours opposants yi ñoom sax di ragal ni réew mii di Rwanda mën na def ab intervention militaire ca pàcc est bu réew ma foofu nag te nga xam ni am na ci ren ñaar fukki at ay jàmmaarloo yu metti amoon na fa. RDC daanaka dañ ko noot ci 70% te kii di njiitum réew mi di Félix Tshisekedi daanaka day wéyal liggéey bi nga xam ne rek ki mu wuutu ci boppu réew mi di Joseph Kabila tàmbali woon na ko. loolu nag ki ko xamle mooy ki fi nekkoon candidat ci élection falum njiitum réew mi doon opposant di Martin Fayulu yooyu le kàddu nag kilifa yu république démocratique du Congo daal nañ koy wedd ba mu set ak tamit yu Nations Unies naka noone tamit yu Rwanda. benn njegenaale Martin Fayulu nekkoon fi njiitum jëwriñ yi di Adolphe Muzito moom lu muy sàkku rek mooy seen réew bile daal di jàmmaarloog Rwanda ngir su ko defee jàmm mën a am ca pàcc est bu réew ma ñoom ñaan ñi soqee ko ca sow jant réew ma ñoo ngi wéy di àddu ci jàmmaarloo yi nga xam ne rek ñoo am ca parti est ba ndaxte foofule ay xew-xew yu metti amoon na fa ci atum 2019 bii. ab l'enquête daal nañ koy ubbi
ñeel lii di lakk bi nga xam ne rek moo am tey ji su suba si ci brasserie parisienne bu la Rotonde di ab restaurant bi nga xam ne nag kii di njiitum réew mi di Emmanuel Macron daanaka fa la féetee woon ndamam bi ci premier tour bu élection falum njiitum réew mi bu atum 2017 ay source l'enquête bi nag ñoo ngi xamle ni ay traces d'hydrocarbures daan nañ ko fay gis loolu sax moo tax nag ñu jàpp ni ab nit moo ko tey daal di koy lakk naka noonee tamit ab gilet jaune bi nga xam ne rek dañ ko roulé daal nañ koy gis foofulee restaurant bi te nga xam ni war na tëj ay buntam ci fan yi di ñëw daanaka ci semaine bi ñu génn amoon na tamit beneen tentative d'incendie bi nga xam ne rek amoon na fa image vidéo surveillance yi nag ñoo ngi wone ab waxambaane ñii di enquêteurs yi nag jàpp ni kookulee mën na am sans domicile la maanaam ki nga xam ni ci mbedd mi rek lay nekk. boîte noire yu Boeing bu Ukraine Airlines te nga xam ni ab missile moo ko daaneel ci juróom-ñetti fan ci weerum janvier bi ca Téhéran dinañ leen yóbbu ca Ukraine xibaar bi nag ki ko fësal mooy agence de presse iranienne bi di Tasnim kilifa yu réewum Iran ñoom nag d'accord nañ ci li ni mel ngir ay experts français canadiens ak américains daal di saytu rek yile boîte noire ba xam lan moo siy tukkee benn porte-parole bu bureau d'enquête et analyse bu réewum France moom nag daal dinay wax ni jamono ji waxtaan bi moo ngi wéyandi ci diggante Iran Ukraine France Canada ak États-Unis Iran moom dafa wax ni nag dafa daaneel avion bi par erreur ci boobule roppalaan nag du toll si téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn doomi aadama ñoo si nekkoon ñoom ñëpp kenn dund si. di ko gërëm Mame Abdou Gueye Kassé di leen gërëm mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee moo la laajtu xabaaru marax yi sant leen gërëm leen sant ñëpp ñi jàpp ci xabaar yi ba mu daal di yemb rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba ma jox leen dox daje minuit ci jukkib xabaar yi bu ci àndee fii ak boobu ngeen wéy duñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.